aywa miroir régional dañuy dem ni ma leen ko waxee woon ci diwaanu Fuladu foofee nag lañ fa gis rek moom mooy askan wa nee ñu lu jëm ci wàllum table banc maanaam mooy fu gune yi di toog di jàng ak itam ay sanitaire rek ak ay daara yu mucc ayib daal dafa tumuranke ba tax na ñu yëngatoo ci wàllum jàng ak njàngale amal nañu ab lël waxtaane ko ci teewaayu Abdoulaye Diallo la. njiitu daara yu diggu doom ak daara yu kawe ñoo amal fii ci Kolda ab ndaje ngir càmbar wàllu njàng ak njàngale mi nan la tëddee ci biir diwaanu Kolda noonee la ñu gis ne donte am na luy dox bu baax a baax ci wàllu njàng ak njàngale moomu waaye it ñu ràññee si ay jafe-jafe yu dul jeex rawatina ci wàllu jumtukaay yi. tey dañ fi daje pour ñun ñu jiite école bi ñu xalaat ci at bi passé suñu liggéey bi nan la doxee woon lan moo ci baax. ak lu ci bon ñu xoolaat ren comme dawal na ñetti weer ñu xoolaat ndax fi ñu toll ñu xool natt ko ak li ci des pour ñu xam fu ñu jëm te loolu nag moo ñuy wane ni daaw metti woon na parce que yéen xam ngeen ni Kolda ku liggéey ba mois de septembre Médina Yoro Foulah yenn koñ Kumbakara yenn yoo xam ne amul courant amul dara jàngale chef d'état nekk fa nawet bi yëpp xam nañ ne nit ñi def nañ effort bu mag a mag a mag a mag ñaareel bi tam li ñu bëgg a gisante tuuti li ñu gaa yi waxagum table ba métti na amul te élèves yi ñu ngi toog par ñett par ñeent te feebar bi mi ngi gën a yokk te gisuñu dara il faut que ñu am ay table banc pour ñu jàppale ñu aussi pour mbas bi mën a wàññeeku. beneen kii bi tamit dañ koy wax te dégg mooy que jàngalekat yi il faut que ñu plan def ko répartition bu équitable benn côté dafa ëpp beneen côté mu wàññeeku. surtout doo demee ci gox-gox yi ci gën a sori da nga gis benn école bu ni ñetti professeur moo fa nekk benn professeur anglais buy jàngale 6e ba 3e benn professeur mat bi yore 6e ba 3e mu yore 40 heures nga dem ci école commune nga fekk ay enseignants yoo xam ne juróom-ñetti waxtu lañ am. coppite yi ñu indi jamale leen ci wàllu calendrier njàng mi ba mu tax ndongo yi war a des ci daara yi ba ca biir nawet bi loolu it mu ngee teregum nelaw ñenn ci ñi yëngu ci wàllu njàng ak njàngale mi. te loolu itam ñu ngi gisaat état bi encore mi ngi étalé waat encore année scolaire ba 14 août mu wane ni dañu war a liggéey ci nawet bi loolu nag dañ ci bëgg a alerter tuuti nguur gi ñun som la dañ fi nekk pour liggéeyal nguur gi mais Kolda il faut ñu jàppale ñu pour que ñu tabax classe yi parce que nawet kenn xamul fooy daw xam nga daaw lu ñu mayoon chance tuuti dañoo wàññi classe su 6e yi wàññi classe su 5e yi wàññi classe 4e ren na kenn du wàññi dara. donc kenn ku ne sa classe ngay doon te élèves yu bari ci ay mbaar lañ nekk ay ñax lañ nekk donc dina metti wàllu tàggat ba ca jàngalekat yi soxal na lool yi leen njiitu daara. résultat yi mënul baax tant que chef d'établissement yi capacité wu lañ ñu nekk dans le dispositif parce que ñoom ñoo ni école bu ab résultat yu baax rek chef d'établissement mooy liggéey kon donc ñu jàppale ñu gën ñu former pour ñu gën a jàppandiku te formation bi ñuy def nag sunu moyen personnel la. bi ñu génnee ca ndaje ba xuus dem ba ca dëkku kaw yi lu mel ni Ndorna ab gox la waaye it ab dëkk la bi bokk biir département bu Médina Yoro Foulah foofa seeni njiitu daara diggu doom maanaam seeni principal de collège toog na fa ay ati at bureau sax amu ko. surtout pour bureau principal ak salle de professeur vraiment yokk ci salle informatique parce que xëy na léegi sax dugg nañ ci numérique te suñu moram li ñu am xëy na ci kaw yenn goxaan yi ñun aussi bëgg nañ aussi am bibliothèque am salle numérique pour ñu mën a initier nos élèves aussi ñu mën nekk au même stade que les autres élèves qui sont dans les autres du Sénégal ou dans les autres collèges du Sénégal. beneen problème bi ñu am encore mooy mur bi man def naa fi 7 ans léegi gis nga ma ni amul benn bureau du question ñaanuma du question binduma mais bon kuy ñaan aussi da ngay déglu rek bu ñu la may nga jël bu ñu la may aussi nga toog rek benn si mooy mur bi parewul mur baa ngi nii def na ñetti at ñu ngi xaar. affaire fan la taxaw fan la bloqué man je peux pas donner d'explication mais le constat est là le mur n'est pas encore prêt et ça on est trop exposé souvent gis nga fi mbaa mi dañ fi ñëw def puub léegi sa gars ñoo daje suñu saal yi dañuy gënd ay cadenas boo tëjee ñaari fan ñu jël bant dugg si biir dàmm ko nga gënaat ay cadenas du c'est passé donc en tout daal amuñu sécurité daal ci école ci seen bi. fi may daanele mooy wàllu njàngum xale yu jigéen yi lu gën ko bare ci ñoom duñu mas a yeggali seeni njàng ngir ndóol mi sëy yu teel yi ak comportement xale yi seeni bopp ñiy buggut a jàng.
aywa Abdoulaye Diallo ñu sant ko bu baax gërëm ko laata ñu dugg ci waxtaan bi ñu dalal ñi àndal Infos Matin ci pàcc bu njëkk bi alxamis bi sunu bàjjenu gox yegsi na Fatou Kiné ñu ngi lay nuyu di la dalal. di la fay bu baax a baax Fatou Dieng di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi. di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan jamono ji. c'est un plaisir ñu ànd ak yow ci waxtaan bi la ci kanam tuuti daañu dugg ci sujet bi monsieur agroécologie également et de la partie di sa préra moom alom gi nee naa la temps respecté woo benn yoon dress code bi waaye sedd bi neexalul kenn mais tey maa la teewal ci wet bi mais Madou Cheikh Tidiane ne ma yaa ngi niroo pot de fleur xam nga joxuma cër. maa ngi leen nuyu Fatou di nuyu mbokk fleur bi kay mu nga toogee ne la mbokk téléspectateurs yi di nuyu sama naataango yi c'est vrai que tey moom yow ak Fatou Kiné sax yéen a xaw a ñëw ci dress code bi wet bi waaw mais solidarité la waaw wet na di tax ak lu mën a nekk na doon wet rek comme di saa yaa fi nekkal agroécologie tey tamit solo bi dafa metti faaw ñu siy jàpp mi ngi noonu jërëjëf di sa préra ci kanam daañu dugg ci waxtaan bi Chérif laata ñuy dem ci yeneen sujet yi gis nañu li ñu seetaan foofu ca Ndorma principal ba bureau baa ngi ca mbedd ma foog naa ni image yi def na le tour de la toile Abdoulaye Diallo bi mu ko dugalee quand même ñu bëri wax gis nañu loo xamante ni si quand même doon nañu wax ay abri provisoire lu nekk mais lii vraiment ñun man maa ngi koy soog gis en fait principal boo xam ne mu ngi ko taatu garab ga toog foofu mooy bureau waaw loolu mooy Fati déjà mooy di xam nga dem bi ñu fi invité Fati on a dit ça mooy bi ni wax ne jàngalekat yi ñun dara daloon di ko la mooy hommage bi ñu leen di rendre mooy des fois bu ñu def ay revendication ñu ci bëri comprendre dañ naan ñoom xaalis rek la ni kii xam nga ni kii bu doon xaalis kese du fa toog parce que nangu na ñoom ñooy c'est les seuls fonctionnaires yoo xamante ni foo leen yóbbu ci biir réew mi ñu dem fa quel que soit obstacle yu mën a fekk foofu te doo doon dégg ñuy ñaxtu lu ci bëri xam nga moom moo tax des fois aussi il faut que ñuy bàyyi xel bu baax jox leen gëdd parce que quand même c'est un principal muy diriger quand même un établissement donc jaaduwul ñu koy gis mu nekk ci suuf ker goo xamante ni gis nga ko ndand fooy gi gelaw fu nekk lay jógee documents yi déjà pour sécurité documents yi nga xamante ni ñoom ñoo ko waxut mais loolu day pose problème boo xamante ni dans beaucoup de régions de femmes mooy fii Sénégal c'est vrai que am na ay initiatives yu ministère bi di jël di ñu wax programme zéro abri provisoire depuis des dizaines d'années on en parle mais gis nañ ni ba léegi exécution liggéey bi dafa des ba li ko waral mooy gis nañ ko fii boo demee ci dëkk yu ci bëri da nga gis ay entreprises yoo xamante ni fii ay sénégalais lan gagné marché ñu sous-traité leen ko mais duñ ko eggale ay classe salle de classe dañuy tabax ñu bàyyi fa dañ suwaat ay briques nga fay fekk wala ñu def fondation bi dem te dara du leen ci fekk loolu nag état bi nga xamante ni moom moo yor xaalisam di ko jox entreprise moo ko war a saytu beneen mooy abri provisoire c'est vrai que jàngale xale yi itam yaa ngi leen gis ñu nekk ci biir abri provisoire te ku ne xam na ni abri provisoire ku fa nekk gis nga mi ngi ni fii gis nga bu naajee waaw bu naajee jant baa ngi ci des fois ay jaan ngay gis ñu nekk ci biir wala ab ci àll bi la nekkul nag donc muy wane ni comme défi yi bari na ci wàllu éducation bi ci wàllu formation bi te ku ne xam ne ne am réew moom bu éducation bu tumurankee musiba la te tamit li naan équité dafa baax maanaam ñi nekk ci réewu taax yi ak ñi nekk ci kaw gi leen war a yemale ci ñëpp mooy ñi nekk ci taax gi ñi ngi ci classe yu baax yu mucc ayib ñi nekk ci àll bi tamit dina war a am ay classe yu mucc ayib parce que doomu sénégalais seen i waajur di ay sénégalais di fay impôt donc ñëpp leen war a yemale ba tax na kon que ça soit dans le sud dans l'est ak beaucoup de pays ba ci centre bi am na diwaan yoo xamante ni le problème dafa rester entier jëm ci li nga xamante ni kon mooy construire ay salle de classe yu mucc ayib yoo xamante ni gone gu fa dugg parce que salle de classe moom bu ma leen nii xale bi muy mën a comme mën a doon dem boo fa bëggoon a xëy doo sawar sax jàngi mais bu am na nu classe bi di mel yow élève ci boobu moom da ngay sawar di dem di jàngi parce que da nga ne boo fekk di nga fa fekk environnement parce que l'environnement scolaire aussi day participer ci li nga xamante ni kon moom mooy performance ci ay résultats lii lu ñu war a jooyanti la lu ñu war a jooyanti la Cheikh Tidiane lii urgence la priorité la ku nekk ak ni nga ko tuddee mais quand même sànq directeur bi mi ngi naan kuy ñaan da ngay xaar pour man du sax ñaan lu mu soxla loo xam ne ay droit am la droit wu collège boobu la droit wu yeneen daara yi nga xam ne également ñi ci ay jafe-jafe te nguur gi war leen jàppale aussi. Je pense que quand même Chérif a tout dit et il a fait le tour de la question jàng moom la ñuy wax principe bi ko njëkk lal mooy principe équité te xale bi juddoo Ndakaaru ak xale bi juddoo ginnaaw Fongoli mi ñoom ñoo yem ci droit ci liñ leen war a jox pour xam-xam mais soo xoolee lii xamal ni mënul nekk parce que koo xamee ni dafa ñëw ñu dugal ko ci salle boo xamee ni dafa maanaam lépp a ngi ci nga jël dem beneen côté bi ñu bokk benn réew koo xamee ne fa muy jàngee ci ay mbaar la nekk comme ni ko si waxee ngelaw bi di ko jaar fu nekk des fois da ngeen di jàng ba ci biir benn reptile dugg ci biir classe bi te en plus
li ñu dal ci mbas mi dafa wane na ni jàng nekkatul rek léegi de nan lañ ko wax de octobre à juin. ñii nii nawet bi jànguñu. mënuñ jàng ci nawet bi ak ci conditions yi ñu nekkee nii. bu naaj bi génne sax ni ko Chérif waxee bu naaj bi génne bootul classe bi tas. voilà c'est extrêmement compliqué comme ni ñu ko waxee te puis dafa am ci dëkk boo xamante tamit nee nañu budget bu gën a rëy ci maanaam ministère yu éducation moo ko yor. loolu tamit dafa war a feeñ ñi ci teg bët ñu waxee 40% lañ doon wax ni moo englobé budget ci wàllu éducation loolu sur le terrain dafa war a feeñ ñi di ci teg seen bët. Très bien Dissa programme xam naa 0 abri provisoire actuellement mun nañu wax ne échec la parce que mënuñu gis chaque jour édition te suñu correspondants yi war nañu ñu non seulement ay abri provisoire mais des enseignants et des élèves qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et ça vraiment dafay symboliser manque de sérieux parce que quand même principal bu toog ci taatu garab gi nag ki ndaandu feefe ni ko Chérif waxee boo ko xoolee sax yow sérieux bi nga ko waroon jox sax da ngay jàpp c'est insolite à la limite. C'est ça. C'est insolite à la limite parce que mais Fatou c'est pas nouveau au Sénégal je pense que Chérif sait de quoi je parle quand boo defee benn tour au côté de booru Tamba booru Médina Yoro Foulah booru Kolda jàpp naa ne jafe boo sur 10 écoles yoo xool lu mu néew noonu di nga fi gis ñeent yoo xam ne ay abri provisoire la ñii sax sant nañu yàlla am nañu ay sàkket mais am na ñoo xam ne ay ñax la ñuy xadd ñax yi rek daal di wërale classe bi yenn saa yi sax y a pas longtemps gis nañ fi benn image boo xam ne classe bi amul toit xam nga yooyu tamit du bees réew mi maintenant am na benn direction Chérif defe naa bu nga xam ne moom mooy toppatoo wàllu tabaxu classe yi defe naa direction boobu jot na tey également ñu def le point ak moom ñu xam depuis peut-être année bii wala 2-3 dernières années yi 4 dernières années yi ñu def le point mu def bilan am xam ñaata classe la tabax fan la ko tabax yan entreprise généralement wax nga sànq lu am solo la entreprise yi généralement Ndakaaru mën nañu liggéey bi mais boo yeggee ci biir réew mi rek day gis chantier yu bëri yoo xam ne daanaka dañ koy tàmbali jékki-jékki wàcc ko fa mel ni ko fàtte donc je pense que c'est pas nouveau bon maintenant le régler je pense que c'est simple l'État je pense et l'État est au courant le régler c'est simple c'est construire des classes au moment il le faut voilà il le faut point barre il y a de l'argent pour ça il faut le faire quand même comme ni ko ngeen ko waxee yéen ñëpp fàttali ne avec ça quand même mënuñu convaincre ñenn ñi ba mu ñu bàyyi taux d'abandon bi parfois da ngay xool ci kaw gi ni muy amee solo yenn conditions de travail du tout le temps quand même mais am na conditions yoo xam ne ni ko Chérif waxee da ngay xëy sax parfois tey la jàngi parce que mën nga dem ba egg sur place doo jàng tu fais des kilomètres plus de 20 kilomètres nga agsi mu am ay les conditions ne sont pas réunies nga delluwaat donc am na ay jafe-jafe yu mel ni yoo xam ne dina tax ba góor ak jigéen di teel a génn ci daara yi di dem seeti leneen. donc ni ko Dissa waxee lii du lu yees waaye man bu mu ko gisee sax damaa defoon ni mbas mee tax ñuy def distanciation sociale bi ñuy wax waaye xam nga lii moom yéeme na lii moom ku ko xool xam ni doy na waar te yaakaar naa ne lu fi yàgg la avis provisoire yi ñuy wax nii lu fi yàgg la waaye lii moom dootul sax loolu leneen la leneen lañ ko mën a tuddee te wax nga ko lii da ngay dem ba nga xamante ne nii dootoo sawar a jàngi lu baree bari li ñuy wax ci jigéen ñi dañuy jàng ba yenn âge yi ñu bàyyi yaakaar naa ni parents yi buñ ci amee part de responsabilité ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore njàng mi tamit am nañ ci part de responsabilité mu nekk loo xamante ne daal war nañ ko changer soppi doxalin bu baax et puis ni ñu ko waxee suñu jàngalekat yi wala jàngalekatu àddina ñu jar a jox ci ët lañ parce que ñoom foofu ngay defee say humanité ñu xamal la ba nga mën a liifantu mën a jàng ba tey ji loo am da nga leen caa war a sant boo leen gisul jox leen àllarba itam foo toll war nga leen di sargal c'est important c'est très important ñoom dañ koy wax mooy li ñu wax Sénégal FIFA di am na fonctionnaire yoo xamante ni ku leen affecté yéen ji diwaan dañuy bañ te dañ leen di jox waaw dañuy remplir toutes les conditions yow mi ñëw ci wàllu santé xam nga ci fii chaque jour nga dégg fi diwaan bu ne aw ma spécialiste bi aw ma bi dañuy tabax ba pare te duñ def dara ci biir santé rek léeg-léeg médecins yu bari luy waral ñuy bañ dem ci diwaan yi mooy dañ fay tabax ba noppi tabax bu mucc ayib nga dugg ca tabax ba doo fa fekk benn infrastructure kon ñoom ay jumtukaay daal yoo xamante ne war nañ ko liggéeyee moo tax ñu ci bari duñu sawar a dem nañuy tabax waaye tamit nañ ci def ay jumtukaay lu ci doy waat mooy ñi ngay privé seeni droit parce que bul xam peut-être que yow ay jumtuwaay yi war yi nga xam ne soo ko deful foofu yaa ngi xañ réew mi ab génie boo xamee ni mënoon na fa juddu amal njëriñ réew mi mais defoo fa l'école boo xamee ni mën na si jàngee comme ça
da ngay perte. xañ ko ay droit am. droit la de éducation. mais lu ma remarqué mooy ak nga baal man lu mu gis ay xale yoo xam ne Fati vraiment lu situation bi doy waar dinañ ci góorgóorlu ba génn si parce que bëri na ay gone yoo xam ne tey xëy na tekk nañ ci réew mi wala ñu ngi université ay kilifa mais bu ñu la waxee nañ daan def pour jàngi école te boo demee sax du lu yàgg noonu dama boo ne xëy na ci année 80 90 yi la ñoom nañ changé bu baax ba léegi comme tekki nañu nañ delluwaat ci zone yi voilà mais jàppale ci jàng rek daan nañ ko wax ni daan mais fàtte na loolu nag évolution dafa am parce que fi ñu toll nii année yooyu bokkut ak année yi fii ñun ñi ñëpp dox nañ dëkk ak dëkk pour jàngi noonu fay ay 3 kilomètres entre dëkk wala nga dem ci village di jàng mais évolution bi mooy li ñu bëgg a wax mooy am na ñoo xamante ne tey ci suuf potolaan comme ni ma ko waxee ay kilifa sa lañ daan toog di jàng donc loolu war naa tax tey ni mu ko waxee ak lu mu métti métti génn nañ ci loolu war naa tax tey ñu soppi doxali man foofu laay wax mais comme ni Chérif aussi beneen xam nga li ñuy wax naan c'est le train qui arrive à l'heure côté boobu mais da ngay xool ñi mu ko xañ peut-être bari nañu ñooñu moo bari parce que ñëpp yemuñu capacité pour réussir absolument am ñoo xamee ni amuñu loolu ba tax seen jàng yàqu te duñ leen waraloon la seen droit la boo xamante parce que léegi accès à l'éducation léegi la gën a yomb li ko waral mooy comme ni ñu waxee dañ village yu bëri léegi am na même ay collège bu njëkk benn da ngay gis département xam ne benn dëkk moo fay am collège nit ñi doon jàngaan ni di dajaloo ci kër wala nangam mais léegi loolu wàññeeku na donc pour montrer que ni jàng jàpp naa ni léegi la gën a yomb parce que moyens yi ñëw tey la gën a bari et cetera donc je pense que yoo xamante war nañ koo jubbante te ñi premier responsable nag c'est pas sax ay ministère wala nangam je pense que au niveau local y a foofu ay IF yoo xam ne ñu ngi fa wala ay IA ñoom ñoo war a njëkk a régler le problème buñ ko mënta régler nag ñu remonter l'information fi nga xamante ni kon mooy ministère parce que comme ñoom lañ fa teg au niveau de concentré ñu war a gérer situation yi war nañ ko jubbanti. Très bien programme zéro abri provisoire bi yaakaar naa ni ko Chérif ak Dissa waxee war nañ ci def quand même taxaw seetlu fiñ ci yam ak fiñ ci toll ak lañ moo des ci liggéey parce que Cheikh wax na ko quand même bu fekkee ni loola sans kenn peut-être bu ci réussir wala ñaar 98 yi amoon nañu les mêmes chances que lui mais amuñu woon opportunité bu ñu jàngee peut-être parce que éducation droit la du loo xam ne da nga koy ñaan ak leneen déedéet sa àq la ak sa yelleef te itam ni ko gone ga nekk Ndakaaru wala peut-être France amee noonu la ko gone ga nekk beneen diwaan bu mën a doon ci àddina amee voilà c'était sunu miroir régional ñu jaajëfal bu baax Abdoulaye Diallo bu Fulaadu waaye itam di sant ak ngërëm ak encourager bépp jàngalekat rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ci ay conditions quand même yu difficile parce que Chérif wax na ko ñoom fu ñu leen yóbbu dañuy dem bu ñu demee toog jàngal gune ya ak lu ñu fa mën a fekk dañuy adapté wu jërëjëf gàcce ngaalaama yéen ñi ñuy xamal di xamal sunu ay doom bu nu jógee ci miroir régional dañuy dem ci wér gu yaram santé ak sunu bàjjenu gox